la chaîne de l'actualité maa ngi am mbégte ak contentement tey di nuyu waa diaspora di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Afrique du monde entier di nuyu waa Cambérène meilleur di nuyu waa Cambérène yëpp ku nekk si turam ak santam di am mbégte tey ak contentement di leen di indi benn émission bu xamante ni bu bees teq mu tudd Cambérène meilleur fi nga xamante ni mooy Mediaset en exclusivité en direct mbokk yi tey maa ngi nekk ki nga xamante ni mu judd ci atam 10 octobre 1952 mu nekk ancien maire de la commune de Cambérène ci atam 2002 la nekk ki nga xamante ni en 2002 mu premier régime bi nga xamante ni mu jiite commune bi nga xamante mooy commune de Cambérène mbokk yi ki nga xamante ni doom na ci Laayeen nekk ci ndey ci baay gëm ki nga xamante ni mooy Seydina Issa Rouhou Laye ki nga xamante mooy doomu Seydina Limamou Laye muy di ko xam ci Papa Aliou Gomis ñu nekk ancien maire de la commune de Cambérène nekkoon président bu première section de la fédération de daayira Laayeen du Sénégal moom la ñu dalal fi nga xamante ni mooy premier numéro bi en minute de Cambérène meilleur mbokk yi ñu daldi ko dalal salaamaaleykum papa. waaleykum salaam wa rahmatullah. Papa Aliou Gomis boo ñu doon présenté yow yaay kan ci ay quelques minutes kan yaay Papa Aliou Gomis. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ginnaaw ba ñu sant yàlla. julli ci ki nga xam ni kii mooy ngeen gi mbindéef di sunu yaakaar tey ak ëllëg di Seydina Imaamillah Mahdiyul Muntasar di ñaanal sunu xalifa Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu yàgg fi lool te wér di sunu xalifa di sunu sëriñ et di sunu jëwriñ ci yoon wi ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ak njabootam ak mbooleem julit di ñaanal xalifay lislaam yi yàlla bàyyi leen ci boppi njaboot gi ñoom ñëpp ñu gunge ñu ba ca kanam a kanam a kanam. jërëjëf papa ci présentation bi. papa ndeysaan yàlla def dogal na nga nekk maire Cambérène. ci atum 2002. papa est-ce que mën nga ñëw tuuti mën ndax ma nekk maire neex na papa. Elmat jërëjëf dañ naan neex na neexul. neex na waaye neexul. neex na waaye neexul. waaw neex na ci buñ lay soog a fal maire. say mbokk kontaan. say xarit kontaan say am di jàmm kontaan ndax luñ la yéene woon la kon nag yaakaar naa ni neex na waaye boo sooboo ci liggéey bi nag ba xam li la war fa nga jóge fa nga bëgg a àgg ak yoon ba nga war a jaar pour àgg fa foofu nag moom nee nañu yoonu xaaxam la. yoonu xaaxam la. ginnaaw bu Papa Liba Seck jëli maire Cambérène moo nekk premier maire ci commune bi. yow nga ñëw nekk deuxième maire. papa ci wàllu neex na. lan nga ñu mën a wax ci maire Cambérène nekk maire Cambérène ci wàllu neex na. damay njëkk a kontaan ci kii nga tudd. mooy kan. di ko rendre hommage. muy Feu Liba Seck. di sama mag. di sama xarit. di sama royuwaay ci politique. man ci moom laa roy ci politique Liba Seck yaru na baax na am na xam-xam du xuloo du xaste du saaga ci dëkk bu mel ni Cambérène nag noonu lañ koy yore pour mu mën a jëm kanam. jamono jooju nag moom nekkutoon ci parti. nga daal di gagné élection yi en 2002. bëgg naa nga ñëw tuuti ci loolu nan nga nekkee maanaam nga jiite li nga xamante ne élection municipale. mooy li ma la wax. tànki Liba Seck ku ci jaar. mu nekk sa référence. nekk sa royuwaay yaakaar naa ni opposition ak pouvoir warul nekk seen problème. donc su ma comprendre Liba Seck mooy ki la yar yow ci politique. politiquement moo ma yar. macha allah ndax mook suma grand frère bi génn àdduna ñoom ñaar ñëpp génn dañ àdduna ñoo bokk maas. ñoo daan ànd guddeeg bëccëg suba ngoon looloo tax ma gën a jege ñoon Liba Seck. bi ma koy opposé timit c'était dans le cadre politique mais xam naa ni sama mag la. cër bi war ci rakk. jëm ci magam jox naa ko ba mu mat sëkk ba moom ci boppam mu reconnaître loolu tu vois ba participer man ci sama investiture. macha allah moom Liba Seck ndax ba ma demee ba sunu parti gagné ma nekk candidat am yeneen candidat ci sama parti yuy xëccoog man moo ma woolu ba mu ñëw ni ma dama la bëgg a jàppale ndax yow yaa def politique nekk sama rakk topp sama ginnaaw et sonn ci politique tey jii ñu war la fal et ñuy def ay maguy
pour fal ñeneen ñoo xam ne ñi man xamul ma leen ci terrain politique. jërëjëf dans le cadre politique. dans le cadre politique dañu gis ne Liba Seck. mu ngi Cambérène mi nekk maire maa nekk commune d'arrondissement en 1996. ci 1996 ba 2002 mën na jàpp ne Liba Seck moo fi nekkoon est-ce que ci bu muy politiquement. diine ji moo ko fal wala dafa def campagne politique wala dafa amoon wéetu ci benn parti politique. est-ce que parti bu ñu histoire. xam nga jamono ji Liba Seck di falu dañu amoon aussi. chance dañu amoon chance bu rëy. mooy ban chance. mooy chance bi mooy boo nekkee ci keppaaru kilifa yi. ñu omat la. maanaam téléguidé la. yaakaar naa say destiné. dafay wékku en partie ginnaaw dogalu yàlla. ci ñoom. bu ñu la tegee loxo. yow loo yóotu di nga ci jot. macha allah loolu moo doon ñoom seen chance. yéen a ci ginnaaw Liba Seck doon parti politique. waaw xam Aline Gomis. sa leader mooy Abdoulaye Wade fi nekkoon. secrétaire général du parti démocratique sénégalais. Liba Seck kan moo doon leader am ci ginnaawam est-ce que. Liba Seck mi ngi woon ci ginnaaw Mamadou Diop. ancien maire de Dakar. parti bi nekkoon na ci Mamadou Diop. pour le parti socialiste. parti socialiste. waaw donc dañuy doon jàppale jamono jooju nga xamante ni yow. Papa Aline Gomis ñëw na nekk maire Cambérène ci 2002. parti socialiste PDS moo fi nekkoon jamono yooyu. dëgg la macha allah jërëjëf sur le plan politique papa nan nga def ba gagné ki nga xamante mooy Liba Seck. mooy li ma la wax ci njëlbeen. Cambérène xam-xam baax na de. du ma ne xam-xam baaxul parce que damay xiirtal xale yi ci ñu gën a góorgóorlu pour wut xam-xam mais du moom kese mooy fal fii ci Cambérène. déedéet Cambérène dëkku diine la. dëkku diine la. ginnaaw Seydina Imaamu Laay mi nga xam ne moom dëkk bi. tekk ci loxo yu tedd di loxo yu doomam taawam di yonte Yàlla Isaa Roowalaay ñooñu pour nga falu ci dëkk bi il faut nga déggoo ak ñoom. boobu mooy base bi daal. mooy base bi base bi donc il faut nga fonk diine ji. gëm diine ji liggéeyal diine ji comme ni ko Gazu mii di defee. comme ni ko Gazu defee mu nekk waaw boo gisee mu nekk sama xarit. moom ci daayira la ñu gën a xamante. bokk liggéey bi ci daayira di àndandoo ci daayira muy toj ci côté am ñun ñuy toj suñu côté ndax ñun fu côté organisationnel la ñu féete woon ñoom ñu yor côté animation religieuse kon nag ñoo bokkoon tool bi bokk waar wi di ko bay. kon mbokk yi Cambérène meilleur ñu ngi nekk en direct ki nga xamante ni mooy Papa Aline Gomis nekk ancien maire de la commune de Cambérène ci atum 2002 mbokk yi mooy 2002 ba 2009 moo fi jiite yàlla def na nga nekk maire Cambérène. mu nekk chance bu rëy nan nga dundee loolu ba nga nekk maire ban chance nga am. nga xamante ni yaa ko wax ne base bi mu diine. waaw du ma ko tuddee chance. loo ko tuddee. sacerdoce. maanaam aw sas. macha dëkk boo xam ne bii. daxoo fa jàng maa fi gën a néewu mbokk. xam ngeen que Gomis laa sant. oui. Gomis rek ça veut dire que bariwul Cambérène. dégg nga aw ma alal aw ma mbokk mu am alal donc bu ma mënee juddoo Cambérène yeroo fi màgg fi dégg nga ba ñu mën maa fal maire yaakaar naa ni du sama xereñte du bari pexe déedéet tënku ci ndigal. ci ndigalu kilifa yi. d'accord. ndax ma jox la benn anecdote. bi may déposer sama liste nekk tête de liste PDS fii ci Cambérène l'ancien préfet de Dakar Mamadou Lo dama ñëw pour vérifier sama liste. mu ne ma c'est toi Gomis ma ne Aline Gomis ma ne ko wéy mu ne ma de Cambérène ma ne ko wéy mu ne justement kaay dama la soxla ma ñëw ci bureau mu ne ma qu'est-ce que Gomis va faire à Cambérène jusqu'à devenir tête de liste. ma ne ko monsieur le préfet Cambérène dëkku diine la dëkku yonent bu yàlla la. bàyyi laay moo woote. wala yi ñëw. séeréer yi ñëw. lebu yi ñëw. lebu yi sax fi lañ leen fekk. joolaa yi ñëw. waa njaago yi nag du ñu ñëw. mu daal di may jox loxo ni ma monsieur le maire marabout foofu moo ma njëkk a tuddee le maire. waaye boobu temps falaguñ ma sax. mu ne monsieur le maire marabout. alors turam woowu mooy day woy ba nag ni. d'accord.
kon nag dafa mel ni papa ci 1er juillet bi nekk 2020 dañuy fàttaliku. jëmm jooju nga xamante ne moo nekkoon doomu Seyna Issa. ñu ne ko bàyyi Chérif Ousseynou Laye. 1er juillet la génnaat. mbokk ñu koy fàttaliku. ak ki nga xamante ni mu actuel xalifa général des Layènes muy Baye El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na gudd fanam. yàgg suñu kanam. dañu participer sa candidature pour soutenir la ba nga nekk maire Cambérène. bu baax. ndeysaan. le xalifa actuel Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye moo jiitu ci man ci loolu. ndax politique bii ba ma ciy dugg di jàppale Ablaye Wade booba temps am naa ndomba tànk ci diine ji comme ni ñu ko waxee nekk président première section de la fédération des daïra layènes du Sénégal ci laa décidé dugg ci politique bi dem fekk que Géejawaay toog ziyaar ba pare ni nga sëriñ bi tey day diine ji andiwuma mu ne ma ma ne ko waaw ma ne ko politique moo ma andi mu daal di ree Baye Abdoulaye mu daal di sëgg ree reewam gu gàtt googu ni ma waaw maa ngi lay déglu ma ne que dama bëgg nga boo ma joxee ndigal ma dugg ci politique bi liggéeyal diine ji liggéeyal Cambérène ndax sëriñ bi ñun bari na ñun ñi nekk ci daayira yi lépp lu ñu faral di soxlu ci état bi daf ñuy jafe ma bëgg nag yow boo ma dooleelee ma dugg xeex ak samay morom bu ma toogee fa ñuy séddale toog mu daal di ni ma jërëjëf doom macha allah xalaat bii nga am bu ko xale yi amoon kon noppalu naa bu yàgg man mii di wax ak yow lu bari danaa koy faral di soxlu ci nguur gi même bu ma ci dee jot ni ma koy jotee daf may naxari bu doon samay taalibe fa nekk dañuy yàkkamti ma sant leen pour ñu jox ma lii la mbay mu ne mag dinaa la jox ndigal te dinaa la jàppale ba nga xam ne jàppale naa la. yàlla may lu may kenn mooy. Baye El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes actuellement. mu nekk xalif bi yàlla guddal fanam. ak ki nga xamante ni moom génn àdduna Chérif Ousseynou Laye docteur de la jeunesse. ñoo amoon ndigal ànd ak yow. soutenir sa campagne bi. papa nga am chance bi nga am mooy en 2000. la sa leader ki nga xamante ni moom it Abdoulaye Wade nekk président de la République du Sénégal. mu nekk opposition boo xamoon xaw na jëmmal waa PS. mu nekkoon sa leader. ci jamono yooyu bi nga nekk en 2002 ñu nekk maire ci commune de Cambérène. alors man de diggante 2002 ba 2009 sa leader ki nga xamante ni mooy Père Abdoulaye Wade. soutenir sa est-ce que soutenir na say projet ci Cambérène. bala maa dugg foofu. dama bëgg nga may ma. kii nga tudd. mooy kan muy Chérif Ousseynou Laye. ndax moom it dafa def lu am solo ci man ndax loolu ma la wax ni la Liba Seck participer na ci moom Chérif Ousseynou Laye daf ci participer en grande partie d'ailleurs sax waxuma sax participation mais daf ko jëlaloon moomal ko boppam soutenir sama candidature moom Chérif Ousseynou Laye sama mag la suma xarit la on se partageait toujours son repas le samedi. jërëjëf kooku sama xarit la woon. macha allah mais bëgg nga ñëw ci Abdoulaye Wade jamono ji nga nekk 2002 ba 2009 lan la président de la République ba nga xamante ni moo nekkoon ci leader nga am chance depuis 1988 yaa ngi nekk membre du parti démocratique sénégalais. ban ndimbal la dimbal ci distance bi nga xamante ni. jiite nga maire de Cambérène. te nga dem sollicité ko nga xam ne mooy Baye Chérif Abdoulaye Thiaw Laye gis nañu su représenté ci gouvernement bi. mën nañu jàppale lan la Abdoulaye Wade jamono ji lan la Abdoulaye Wade ci sa régime. xam nga lu ma gën a naqari. ci loolu. dama nekk maire de Cambérène. mais ña ma doon xeex avant may nekk maire. tekkiwuñu seen. ndombu tànk seen galgal. dañu ko continuer di ma xeex ba jaxase ma ak le maire de Dakar nga xam ni j'ai participé man personnellement. de Pape Diop l'ancien maire de Dakar maa ko yóbbu ca Baye Ablaye présenté ko Baye Ablaye dénk ko Baye Ablaye Baye Ablaye yëkkati loxoom bu tedd bi teg loxoom ci boppam ni kon de moom la ma sama baay doon wax biig ndax sama baay yéena ma biig ni ma Ablaye ma ne ko lay mu ne ma ñooñuy ñëw borom costume boobu la muy wut jox ko waay Pape Diop bu faloo maire de Dakar Baye Ablaye moo ko fal. Pape Diop bu nekkee maire de Dakar yàlla Baye Ablaye moo ko fal. macha allah ñu jóge fa dem ci Chérif Ousseynou moomu ngay wax. ma jaaraat fa ma jaaroon. Chérif daal di ree ni ma Alioune. ma ni ko lay mu ne ma Pape Diop nee ko bu ma xamul na ma laaj les chefs d'État africains. Pape Diop waxuma maire de Dakar mais bu bëggee ma jox ko réew mi
wallaay Chérif Ousseynou Laye moo wax lii du ma ko fenal waaye jot na réew mi ndax ku nekk maire de Dakar nekk président de l'Assemblée nationale dégg nga première deuxième personnalité de l'État yaa yor réew mi donc la mu waxoon am na ko loolu yëpp am na ko léegi nag ñi ma doon xeex continuer seen xeex boobu jaxase ma ak Pape Diop ba Pape Diop bëggatuma gis waaw waaw dinaa koy ñaan audience pour problème yi Cambérène mais bu ma agsee bu ma fëggee dina ma recevoir moom mais bu ma agsee li mu jë waaw monsieur le maire waaw kon nga rapidement nga wax tuuti nga wax rapidement rek parce que dañ ma woo présidence xam nga ku la dogalee noonu yow la nga andi woon yëpp dootoo ko mën a wax dem na ba Pape Diop buy dugal ndimbal Cambérène du jaar ci man waaw en tant que maire de Cambérène ndimbal bu fiy ñëw du jaar dañ may teggi di ko jaaral ci ñeneen ñoo xam ne ñii dégg nga ñoo doon xeex ak man ñooñu pour wane ni ñoom ñooy liggéey Cambérène ñooy defar Cambérène ñooy lii Cambérène donc sama gestion dafa metti dafa metti waaw dégg nga lu muy dugal Cambérène rek du jaar ci man du ko jaarale ci man alors loolu en tant que son maire mais nag defu ko waaw ba lii am ñu tekk ci loxoy suñu borom. boo seetloo Ablaye Wade man dafa doon bu muy def ndimbal ci Cambérène da koy doon jaaree ci maître Ablaye Wade jaaree ci Pape Diop noonu la dëgg. Ablaye Wade. waaw. xam nga luy catam. oui lan moo doon catam ci jamono ji Cambérène. ñun ñi àndoon ak moom. ba fal ko. mënatuñu woon jot ci moom. Ablaye Wade xam nga bi nekk naa maire. ba bi may jógee maire xam nga kañ la ma recevoir. en 2011. 2012 la daan. lu ne def nañ ko pour mu recevoir ñu. les problèmes de Cambérène. premier magistrat. oui les problèmes de Cambérène bi mu amee. xale yi problème mu téew bi coow yeeg yëpp maire. ma bind ko mémo maa ngi fii ak man dégg nga pour mu recevoir la section communale PDS de Cambérène. pour ñu expliquer ni ko xale yi mere wuñu la. dégg xale yi bañuñu la dañ laa mere ndax Ablaye Wade boo mësaa di campagne Cambérène ngay jëkkee dem xëpru yonti yàlla Isaa ñaan fa sa ñaan génn ba yàlla may la li mu la may nga falu ñëwatoo Cambérène xale yi loolu daf leen révolté daf leen naqari te ñoom ñëpp ñoo la fal. loolu laa bëggoon xamal ka pour que mu rectifier le tir ñëw Cambérène essayer juboo xale yi Cambérène dégg nga pour li leen naqari mu xam que jëm ko saafara. ba Pape loolu mën na jàpp loolu moo nekk contrainte sa régime. loolooy sama contrainte mooy sama contrainte ba mënuma def dara loo xam ne lii lu concret la. loo xam ne lii. dans tout ça. ana ëxlu lay waa ëxlu lay kilifa yi nga xamante ni quand même bi ngay falu ñoo la fal. ñoo la jàppale. nga am ñi boole la ki nga xamante ni moo si leader ba boo recevoir ça pose problème. waaw ana dans tout ça kilifa yi ana xam nga ñoom dañoo maandu te goo xam ne kii. dañu maandu ci coow loolu. waaw dañoo maandu ndax nekkul coow xam nga lu tax nekkul coow. man lépp dama ko encaissé. nekkuma fi woon di coow. luñ ma def lu mu métti lu mu naqari dama koy wan. te jamono yooyu ñu jafe-jafe di métti trop. plateau pour démissionner parce que métti na. non mënuma démissionner. man maa sàkku woon. pour jiite Cambérène pour liggéeyal Cambérène. kon nag sañu maa démissionner. ndax dañ maa sas. ku ñu sas nag sañuloo démissionner. tu n'as pas le droit. da nga war a dem ba. mais da nga bëggoon beneen deuxième mandat. mënoon naa ko am lu yomba la woon. ci buñ ma jàppale woon. lu yomba la woon. ndax fexe naa ba déggoo ak sama askan. fexe naa ba déggoo ak sama askan. góorgóorlu naa aussi. ci sama néew doole sama kéemtalaayu kàntan lépp lu ma war mën def pour Cambérène maa ngi ci woon. lu mu mën def pour sama commune avec mes modestes moyens. mairie Cambérène. le budget de la commune de Cambérène xam nga ñaata la woon. 65 millions par an. d'accord est-ce que yaa ngi xëy moon habitation bi habitants yi jamono yooyu yaa ngi xëy moon ñaata la woon. ça tournait autour de 35 40 000. 30 000. oui kon mbokk yi. maa ngi leen di ñëwaat ci ñi en direct à Cambérène Meilleur ki nga xamante ni actuel maire maam Amadou Samba bi nekk maire de la commune de Cambérène mu ngi soog a ñëw léegi. ndeysaan dugg ci émission bi nga xamante ni émission politique jagleel ko Cambérène. mbokk yi ki nga xamante ni daal mooy actuel ancien maire de la commune de Cambérène Papa Aline Gomis. donc Papa dama bëgg di ñëw juste ci
ci bala ñu dugg ci jeexal première partie bi réalisation yi dama bëgg nga ñëw ci maanaam Abdoulaye Wade régime bi est-ce que ñëw na kan moo ñëw tam jamono jooju. Abdoulaye Wade ñëw na fi mais ñëw na fi benn je crois benn yoon. benn yoon. dégg nga te ñëw boobu dafa ñëwoon pour seet si liggéeyu mausolée bi. mausolée bi moo ko ñëw waaw. d'ailleurs samay détracteur ci la ñu profité waat ci ñëw Ablaye Wade boobu dégg nga pour monter xale yi Cambérène pour ñu yuuxoo ko dégg nga xamal Pape Diop dafa pare ni que seen maire la ñu mere waa Cambérène xale yi Cambérène seen maire la ñu mere wallaahi wala seen maire la ñu mere moo tax ñu lay yuuxoo non métti na fu métti di am waaye nag sant nañu yàlla. nga sant ko yàlla léegi ba loolu lu am yëpp. benn réconciliation am est-ce que ñëw Abdoulaye Wade bi mi bëgg woon ci yow yaa demande d'audience bi wala kii fi ñëw fexe mu ñëw. déedéet parce que liggéeyu yonent yàlla Isaa la woon. il fallait que mu ñëw xool si les travaux et puis joxe ci participation. waaw mais jaaralu ko woon sa loxo yi. jaarul jamais. amul dara lu ñu mës a jaarale sama loxo. waaw. d'accord dara lu ñu jaarale sama loxo. dégg nga loo xam ne moment bi yëpp yaa nekkoon le président. man maay section communale du parti démocratique sénégalais ci Cambérène. bien sûr. nekk représentant numéro 1. bien sûr dara. papa loolu métti na trop. waaw métti na mbokk yi après léegi ñu nga wàññi am nga lu mu métti am na loolu jot def gum ci jamono yooyu. moom laa lay wax man la malgré mes modestes moyens. dama ni ba may soog a ñëw Cambérène le budget de la commune d'arrondissement était de 65 millions. 65 millions. dégg nga góorgóorlu naa ba bi may dem je parle sous le contrôle du maire actuel. bàyyi naa le budget à 210 millions. léegi waaw léegi moom yokk na ko bu baax macha allah dégg nga ci ay pexe. ndax xëy na bu li ñuy wax bu buur bañee làmbaay nangu. maire bi maanaam ba ngi fee bàyyi nga ko ñaata nga ne. Le budget de la commune était estimé à 210 millions. 210 millions. Des fois yow ne maire bi dem na bi dem kees yi. mais yow moom da nga dem bàyyi fi kees bi. non kees amu fi gu ñuy bàyyi ak gu ñuy vidé. amatul kees bu déedéet kees amu fi ñu bari nag loolu moo leen di sànq. dañuy yaakaar ne un budget c'est de l'argent gardé dans des tiroirs dégg nga tu sors quand tu veux tu fais ce que tu veux déedéet. budget prévision la de dépense. waaw da ngay sóor ni bu ma amee lii dinaa ci def lii amaat lii def ci lii amaat lii def ci lii amaat lii def ci lii. loolu ngay dajale mooy budget. ñëw dugg nag ci ay quelques 10 minutes moo des dañuy prolongé. alors mon père dañuy bëgg ñëw ci actualité benn par benn maanaam politique. éducation santé. économie. sport justice environnement assainissement yëpp ñu jël ci ñëw. ci li nga jot a def. nan nga def. bi ki nga xamante ni mooy Mame Amadou Samba. ci atam 2009 la def bu dégg la. te moom mu nekk parti socialiste. noonu la def actuellement day wax ne moom parti socialiste la. waaw parti socialiste la. waaw yow nga nekkoon PDS. nan la def ba gagné la jamono yooyu. ci politique d'abord dañu njëkkee politique. man gagnéwu ma. Amadou Samba gagnéwu ma. waa PDS ñoo ma gagné. waa PDS ñoo la gagné. waaw il faut que ça soit clair. dégg nga d'accord donc PDS gagnéwu la. déedéet. ah d'accord mais moom père c'est grave ah. yow ngay PDS. waaw PDS ñoo ma gagné ñoo ma daaneel. looloo am. dëgg dañ koy wax. d'accord dégg nga dëgg dañ koy wax. donc yow Amadou Samba. c'était le président de la commission des finances dans ma gestion. d'accord donc maa ngi moom ñoo bokk sama gestion. moom ngi lay jàngale mi la topp. donc niñ ma daaneelee lañ ko daaneelee. ñoo daanoondoo. dafa dem wutiwaat feneen fu mu jafandu. waaw. waaw bu doon PDS du fal wax. waaw ça c'est clair. waaw ça c'est clair. macha allah. waaw bon après léegi moom it. waaw dafa ñoom waa PDS ñoo la wàccee. waaw parce que ñoo la jàppale wul. ñoo ma jàppale wul. ci la monsieur le maire am daal di am buntu. waxuma buñ ma jàppale wul woon te maanu sax. baax na mais non seulement jàppale wul mais dañ ma xeex. xam nga looloo ba gën a métti. waaw. looloo gën a Mame Amadou Samba daal di jël maire bi. moo tax Mame Amadou Samba bu ñëwee. bi seen parti gagné mu ñëw bëgg ma jàppale ko. mu fekk ma sama bureau. ak délégation. demandé ma pour ma jàppale ko. bi mu waxee ba pare dama ko ne Amadou yow sama jarbaat nga. et te yaay sama président commission finance. nekk ak man durant tout mon mandat. bàyyi woo dawoo. tu as tout assumé. dégg nga kon nag bu ñu demee ba tey
am na ñeneen candidat yu ma demandé mais ñooñu dañu yónnee ci man mais yow yónnee woo da nga ñëw dem toog ci sama bureau demandé ma pour ma jàppale la. am na élément bu am solo bu ñu doon dugal. dans tout ça. xam nga ne PDS ñoo la xeex. ñoo la wàccee. ki nga foogoon maa amul boobu noonu. est-ce que moom nekkatul ci suuf di xam xale yooyu. déedéet jamono boobu déedéet. jamono yooyu amatul. parce que moom dañ ko féetaloon ci sama camp. maa ngi moom ñoo àndoon campagne. moom damay dégg toujours mu ne yow jàppale nga ko ci. boo gisee ma def ko président de la commission des finances. Oui. c'est parce que dafa bokkoon sama camp. bu bokkul woon sama camp du ma ko def. ndax moom warul la parce que dañuy est-ce que moom warul ci jamono yooyu parce que ànd nit ki ci politique. politiquement la yow. wax ma ci lenn. est-ce que moom warul la parce que ci régime. bu ma waroon. oui. bu ma waroon ma xam ni daf ma war. waaye mosuma nëbbu. ndax nekk na PDS maa ngi moom. ba Mamadou Diop créé parti. mu génn PS. dem jàppale ji Mamadou Diop. mais def ci waxtaan ak man ma encouragé ko ma ne ko Amadou sa bonheur moo ma intéressé sa njëriñ moo ma intéressé foo ko mënti am. du man maa lay empêché. du ma la téye PDS te nga gis feneen leneen loo xam ne lii mën nga fa amee lu ëpp li ngay am PDS. parce que xamoon naa ni mes moyens sont limités. li mu bëgg mënu ma ko jàppale. donc mu gisee ku ko mën a jàppale. mais je l'encourage. papa ñu def juste comparaison. entre ce régime bi 2002 ba 2009 premier régime. waaw léegi 2009 ba 2014 ma amul sama doxal. waaw ngay doxantu ci dëkk bi. waaw lan nga jot ci réalisation soo def comparaison par rapport man am na Aliou Gomis bi nga xamante parti démocratique sénégalais ñoo ma doon xeex. ñi ma doon coincé ma boole lu ma ne. ma amul bii su def sama comparaison si xel. politiquement lan nga mën a apprécier seen ñaari section yi. en tout cas li ma mën a apprécier ci moom. waaw. am na foofu sama jikko. am na sa jikko foofu. du xuloo. du xuloo. du dàgga sante. waaw. loo ko wax neex na ko. et foofu dafa ragal rek. non man du ragal. du ragal déedéet. loolu du ragal. ah. boo jiitee. sa ginnaaw gi. da nga koy jox askan bi. nga jox askan bi. waaw lépp lu ñu wax. tànn ci li lay jëriñ nga jëriñoo ko. li ci amul solo nga sànni ko ci mbalit bi. mais du ragal. papa yi ñëw ci santé. santé li ñuy njëkk a dugg tey. waaw santé démb. poste santé bi fi nekk. am nañ Nations Unies. Nations Unies wala des ay dëkk bi ñu mooy dese noo gisee santé ci démb. santé macha allah parce que jamono ba ñuy ñëw. benn poste de santé moo amoon Cambérène. Nations Unies boobu amul woon. oui amutoon. déedéet poste de santé la woon nekkul woon centre de santé. ci sunu règne ci la ñu am centre de santé. waaw donc loolu ci sunuy réalisation la bokk. macha allah dégg nga ñu dem ci éducation. Papa ndeysaan daal moo ñu xoj. éducation école yi fi nekkoon tey ñu ngi wax Seydina Babacar. Seydina Madione. Seydina Issa Laye A et B. am na seen bu bees bi. am na seen bu mag bi fi yàgg fi nekk. nan nga gisee njàngu. macha allah parce que ba ñu ñëwee amoon nañu lu ñu naqari woon parce que y avait le double flux. ici à Cambérène ñi dañuy xëy ñi di gont. bi ñu ñëwee góorgóorlu nañu ba mottali salle de classe yëpp. ba double flux amatul Cambérène. fexe nañ ba tabax CM fële ca Cambérène 2 ñu ngi ko commencé woon école Seydina Mandione Laye ci ñaari classe yoo xam dama ko réfectionné pour ñu abriter fa CM bi. après lañ ñu tabaxal fële Cambérène 2. le premier CM actualité ci ay quelques minutes moo ñu des. dañuy dégg Mame Amadou Samb actuel maire de la commune de Cambérène day wax ne président Macky Sall mooy fay employé. waaw man ndax yow jamono yooyu yaa amoon nañu fay Abdoulaye Wade mën a fay say employé jamono yooyu. non jamono boobu bokkul ak jamono bi parce que boobu temps y avait pas l'acte 3 aussi. dégg nga parce que actuellement les communes dañ leen bàyyil seen bopp. comme ni kilifa gi def ci mbas mi rek. waaw moom la ñu defoon maire yi lañ ko jëkk a def. bàyyi leen ak seen bopp. dégg nga ni leen fexe leen ba ngeen collecté li nekk seen commune pour ngeen mën ci dundee. mais commune Cambérène amul lu mu mën a dundalee lu mu mën a fay ay salaire. le petit marché qu'on a. marché bii ñu toog. bii ñu toog nii. bokkul ci commune Cambérène. métit la bokkul ci commune Cambérène loolu métit la pour ñu. mu nekk beneen numéro bu ñu daal di toggaat ci dëkk. parce que mi ngi noonu. papa tey dañuy gis ne Cambérène mouvement yi màgg nañ. suñu point bu mujj bi. mouvement yi màgg nañ xale bu joo rek. wala mag mu joo rek fëgg dënnam na mën atteindre mairie bi. ñi ñëpp xam nañ jafe-jafe Cambérène mais Cambérène amul ressource. te at yu bëri depuis 1914 ba tey jii ñuy wax 2020. xam nañ ne Cambérène amul ressource. ñu pour leneen. léegi lu tax ku nekk di fëgg dënnam man ndax loolu noo ko gisee. jamono ko laaj. jamono moo ko laaj. waaye xam nga mitu monsieur le maire.
wallaay ku mu tax nga soobu ci boo dem fi doy dégg nga am nga ay budget d'1 milliard ou plus mais kooku doo ko tëkkaleeg maire commune d'arrondissement bii nga xam ni amul loolu dégg nga parce que ñun li ñu mayoon chance ak néew avec le budget qu'on avait dégg nga li daan jóge ville de Dakar dégg nga ak fonds commun yeeg yooyu ñuy dajale di taxale si Senelec joxe fii SDE joxe fii yëpp ñu taxale ba daje moo ñu joxoon montant yooyu mais actuellement comme les communes maintenant dañu leen bàyyil seen bopp ni leen raasaatu leen li ngeen am seen commune mais ku ko amul dara ci sa commune Cambérène amul dara loo xam ne lii mën na générer ay ressources yu substantielles yu mën a jàppale commune bi amul. ki nga xamante ni moo nekkoon na mooy si sport ñu ñëwaat tey Cambérène amul stade. voilà loolu gis nañ ko. fii régime bu njëkk président Macky Sall jiite Abdoulaye Diouf Sarr moo fi nekk ministre. fi nekk jamono bi ñu mën a am benn proposition wax dëgg def stade bi. loolu mu daan nekk antu. léegi ñuy demande nañ amaat beneen ministre bu bees sport Matar Ba. léegi Cambérène amul stade ban conseil ngay wax si loolu. conseil bi daal mooy xam nga état lépp moo koy def. état mooy tabax ay stade ni ñuy tëkk tabaxale ñeneen stade Cambérène bu fekkoonte ni fonkel googu am na ci ñoom jëm ci Cambérène am na stade am parce que Cambérène yàgg naa am terrain de football boo xam ne bii même championnat national dañ ko daan football si fii ci terrain Cambérène kon nag bu ñu demee ba terrain Cambérène mënuñu ko valoriser dégg nga état dafa ñu seetaan dañoo seetaan waaw. war a xale yi di dal di ñàkk tuuti yooyu est-ce que am nañu ci raison xale yooyu. am nañu raison parce que xale. li nga xam ne lii mooy bérébu loisir am fowukaayam fi muy tàggate yaramam fi muy mën a te non seulement stade du Cambérène liñ ci nisaroon bari na. non seulement avant 2024 waroon na am terrain de football waroon na am ay salle de conférence dégg nga séminaire ak yëpp ñu di ko fa organiser muy générer ay recettes di ko dugal Cambérène waaw mais loolu yëpp bu ñu seetaanee avant 2024 yaakaar nañ dina am balay 2024 ci stade boobu noonu nga xamante ni état joxe na si ay promesses nee na travaux ya ci yoon bi nga xamante ni mooy Mame Gueye Diop nekk responsable politique bu APR bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci Cambérène nee na dossier bi président Macky Sall moo ko confirme topp ko doon am na yaakaar fii 2024 dana pare. man daal bala maa gëm gis ko. bala ngay gëm gis ko. papa si assainissement bi. constitution bi tey. mouvement Cambérène moo ñu ñëw def na ci benn point de presse sorti bu tàng jël. ministre Omar Youm dana ni recevoir on a dem ci délégation monsieur le maire Mamadou Sam jiite ko. voilà léegi ñu promettre nañ le 15 septembre. de reprendre travaux. est-ce que nga ndax loolu wóor nga état boobu est-ce que loolu. waxal promettre nañu. promettre war nañu. waaw ndax promettre joxe Cambérène. waaw kon mbokki Cambérène Mbaye maa ngi ne ñuy émission bi nga xam ne maa ngi gërëm ñu mbokk yi ba benn numéro merci beaucoup.